salaamaaleykum mbokku internet yi salaamaaleykum mbokku BTV ñiy suivre BTV ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax man maa ngi tudd Elimane Seye nekk doomu ki nga xamante ni moom mooy le vieux bi nga xamante ni moom la AstraZeneca bi arrivé def ko ay effet secondaire. waaw situation bi nga xamante ni moom mooy vaccin bi ni mu ñëwee parce que le vieux il se portait bien il était en bonne santé avant muy vacciné wu ji. moom c'est un patriote parce que moom moo ñu doon sensibiliser nañu pour ñu dem vacciner wu ji pour ñu dem def nangam parce que dafa yaakaaroon ne lu koy sauver la man am na ñu ma yónni woon sax ne leen wax leen ko bu mu vacciné gum parce que ne leen wax leen ko bu mu vacciné gum parce que vaccin boo xamante ni dafa am vaccin ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ñaari vaccin si kaw état ñun tamit loolu teyoon na sama xel ba ma wax ko loolu noonu mais avec son courage dem na ba nga xamante ni vacciné wu fi nga xamante ni moom mooy district sanitaire bu yëmbal bi nga xamante ni docteur Dieye moo nekk le médecin chef. ba mu fa vacciné woo le jour même il est revenu à la maison pour wax nu ne yaramam dafay diis nekk ma fi woon mais wax na ko nit ñi ne leen yaramam dafa commencé diis wax noonu dugg ci néegam génnaat na benn yoon après ba mu génnaatee tamit dafa tëddaat ba suba si ba mu tëddee génnaat benn yoon ndekete après ba mu duggee ci néegam daanoo na bu yàgg ba mu daanoo mu mettre au chaos jëbi teppeeku bañ ko fekkee tamit deret dafa coagulé wu deret bu way boobu noonu moom la doon génnee comme li gars yi di wax rek deret bu way boobu noonu la doon génnee ñu jël ko évacuer ko à l'hôpital de Yeumbeul mooy district sanitaire bu Yeumbeul bi ñu évacuer ko fa bañ ko évacuer district sanitaire bu Yeumbeul ñu def les premiers soins jël ko yóbbu ko ak ambulance bi dem scanner ji ko te bañ ko yóbbu ak ambulance bi y avait pas de médecin amul benn médecin boo xamante ni moo ko assisté amul kenn ñun rek ñoo ko assisté comme li nga xamante ni te ñun xamuñu dara si wàllum koo xamante ni mi ngi nekk en état d'urgence ñu dem scanner ko indiwaat ko ci hôpital bi ba ñu indee si hôpital bi ñu ne ñu dafa AVC dem leen delloo ko seen kër ba lundi on pouvait pas attendre lundi parce que vieux bi ba mu tëddee mi ngi commencé di mel ni kuy dem mi ngi commencé di wan na làmmiñ bi ak yooyu noonu si lañ ko jëlee yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy district de santé bu Maam Abdou Aziz Sy Dabakh bu nekk Parcelles ñooñu tamit ñu leen di saluer bu baax ñu defal ñu accueil bu baax a baax ñu génnee xaalis décaissé jënd ordonnance fay lii bi moom mu nekk ci ba keroog nga xamante ni mi ngi xaw a am tan au fil du temps si la woowee presse bi ba nga xamante ni def naa démarche yi delluwaat ci hôpital bi ba ñu leeral ma ne fii la vacciné woo ba mu leeral na ma ne signalewul benn maladie ci laa wootee li nga xam moom mooy média yi wax leen ko dénoncé li nga xam moom mooy vaccin bi. est-ce que paa bi yaakaar naa ne moo ñu yar ñun moo ñu fi lañ juddoo ci loxoom lañ juddoo mooy suñu papa tamit mosuñoo gis maladie boobu ci moom. mosuñoo gis diabète ci moom mosuñoo gis feebaru tension ci moom mosuñoo gis loolu benn feebar boo xamante ni bu méngoog ak feebar bii nii boo xamante ni mi ngi ko doon souffrir bañ na ko ba daf leen ko signalé fi nga xam ne moom mooy hôpital bi bañ ne ko am nga benn feebar booy souffrir néant la moo fa nekk amul benn feebar boo xamante ni bu am tension wala dara boo xam ne moom lay souffrir ci après nag Dabakh Malick état bi yaakaar naa parce que démembrement woo nañ sama mag yi mais état da koy jël en charge ba ko état di jël en charge ñu fay li nga xam moom la ñuy fay ci hôpital bi pare ñu jël ko yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy hôpital Fann bañ ko yóbbu hôpital Fann département neurologie ñu yóbbu ko département neurologie fa lañ ko teg ci benn néeg na ñu xaar parce que foog ñu xaar ba mu leer ne affirmé nañ ñu doog ko mën a faj si la ñu yuuxoo après si lañ ko yóbboo salle 15 ñu yóbbu ko salle 15 dem defal ko scanner ainsi de suite ne seen i mën-mën foofu la yam ñun nag si lañ gën a dénoncé ba nga xamante ni ministre bi am na ñu mu démembré woon ba nga xamante ni ñëw nañu ànd ak ñun ne dañuy accompagner pas bi jusqu'au bout bëgguñu mu demee en demi-mesure parce que l'État c'est un patriote moom moo vacciné wu c'est un patriote moom la vaccin bi def effet secondaire ñi ngi xaar ci yéen ngeen jël bépp prise en charge bi sax au-delà de prise en charge bi mooy lan ñu dakkal vaccin bi nga xamante ni moom mooy AstraZeneca parce que lépp loo xamante ni nit day ñaaw njort ci biiram ñeen ko arrêté parce que il s'agit ay bakkan doomu aadama ñoom sax xam nañ ne njort nañ bu baax a baax ne AstraZeneca bi mën na def effet secondaire te effet secondaire mooy mu defal la trouble te effectivement li nga xamante moom lañ gisaat parce que pas bi affaire bi trouble la ko def ko effet secondaire jox ko AVC vaccin moom ñun waxuñu dañuy laam-laame de on affirme carrément que c'est le vaccin AstraZeneca moom moo def pas bi trouble ba mu jox ko AVC kooku moom c'est une affirmation boobu la ñuy joxe les médecins ñoom ñëpp ku ci nekk xam nga mais lenn dañuy bàyyi état mu def ay mbiram dañu respecté nañ état trop mais nous interpellons ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr yow yaay suñu ministre de la santé c'est pas à Macky Sall moom la ñuy wax yow yaay suñu ministre de la santé yow Abdoulaye Diouf Sarr yow yaa res suñu wàllu wér-gu-yaram yow Abdoulaye Diouf Sarr yow lañ ko dénk kon puisque yow lañ ko dénk ñi ngi xaar ci yow satisfaction ñi ngi xaar ci yow paa bi nga defar ko lépp li nga xamante ni moom mooy li war ci moom parce que métti na bu fu métti yomb mais tamit ñi ngi sensibiliser pour nga xamante day bañ a dal yeneen parents
on a dépensé lourd presque yaakaar naa ne pas bi dañu def dem dépense nañ loo xamante ni mi ngi bëgg a yegg si ay 800 000 loolu mooy diggante dem bi lu ñu jël lu ñu doon def yëpp frais yi ñu ci doon def yëpp yaakaar naa yegg na loolu mais nekkul loolu moo ñu intéressé nekkul xaalis boobu noonu moo ñu intéressé ñun sensibilisation bi moo ñu intéressé pour xamal yeneen sénégalais yi ne leen lii baaxul lu baaxul dañuy wax ne baaxul pour ñu alerter ko pour ñu xaar ba am lu gën nekkul xaalis boobu moo ñu intéressé li ñu intéressé mooy dundu paa bi moo ñu intéressé nekkul xaalis boobu moo ñu intéressé li nga xam ne paa bi day dellu si sagoom dellu en bonne santé ba mel ni mu meloon ba loolu dootu ko dalati dootul dalati keneen ku mel ni moom ñun loolu moo ñu intéressé l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités c'est pas à l'argent moo ñuy intéressé ñun li nga xam ne moom mooy sensibilisation moo ñu intéressé li nga xam ne mooy wér-gu-yaramu vie bi loolu moo ñu intéressé si tel n'est pas le cas nous allons dénoncer il y a des organisations telles que RADDHO telles que ñi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne moom mooy dund doomu aadama ak nu mu tuddee ak wareefu doomu aadama fépp nañ ko fa dénoncé ko média international fépp nañ ko fa dénoncé dañ bu poursuivre ñu ànd ak ñoom ñëpp def porte plainte li nga xam ne moom mooy état du Sénégal loolu moom ala kulli yàlla buñ fa tollee tamit dañ koy def mais tamit ñi ngi bëgg ne di joxe sensibilisation à toute la population sénégalaise di leen wax ne vaccin bi ñuy wax ne mooy AstraZeneca ñun de nous sommes témoins parce que c'est en connaissance de cause moom la ñuy waxee li ñu dal la ñuy waxee joué wuñu film joué wuñu dara li ñuy wax lu ñu gëm la parce que kenn du tayle papaam lu ñuy wax lu ñu wóor la li ñuy wax lu ñu fekkee la li ñuy wax suñu deret la li ñuy wax suñu papa la kon halte à ce vaccin bi nga xam ne moom mooy AstraZeneca ñu wuti beneen mbir xaar ba am solution parce que vaccin ku ma am ndey ku ma amul ndey ñun duñu ko def ñoom ñu vacciné wu bii ñun ñuy vacciné wu bii le pourquoi maa ngi koy posé ki nga xamante ni moom mooy le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bu muy soog a dem moom mari d'Italie actuellement am na loo xamante ni si maladie sax duñ ko wax mais actuellement benn partie bi fonctionné wul benn partie bi moom fonctionné wul benn partie bi mooy fonctionné benn partie bi yaakaar nañ ne benn partie bi moom fonctionné wul dara fonctionné wul ki yëgu si dara mais beneen partie bi moom mi ngi fonctionné tamit mi ngi xelam parfois mu wax ak ñun tuuti incha allah rabbi mais njort nañ ak efficacité médecin yi incha allah rabbi dina trouver wu en bonne santé